chemin pour succès dafa gudd donc dina am patience boo xam ne daf ko laaj dina am njàmbaar joo xam ne daf ko laaj ci ñun dina am sacrifice yoo xam ne daf ko laaj donc c'est important rek doomu Sénégal yi yëpp ñun patriotes yi yëpp ñi nekk ci xeex boobu ñu bàyyi ci loolu xel ci biir loolu nag dinañu gis ay façon yu bari parce que dafa am sama benn xarit bu baax pas juif bu ma mës a waxtaanal ndeysaan dama daan def saa yu ma amee xaalis ni billet yi ma jël mais weccit yi daal ma teg ko nele du ma ko jege donc toujours may def loolu benn jour mu laaj ma question mu ne ma Ousmane Kay mu ne ma mais léegi mu won ma stacku xaalis mooy maanaam xaalis bu bari bu ñu dajale won ma ay weccit ci loxom mu ne ma léegi boo doon tànn ci ñaar yi booy tànn ma ne ko lële ma of course xaalis bi lay joxoñ xam nga sénégalais bëggam xaalis ma joxoñ xaalis bu bari bi ma ne ko sëñ bi loolu ban façon question la lële lay jël mu ne gis nga lii nag ku ko respecté wul mënul respecté lii te effectivement dëgg boobu maa ngi koy doxantoo ba léegi parce que gis nga soo respecté wul weccit mënoo respecté ay billets te boo respecté wul ay billets bu ñu la joxoon conteneur u xaalis ay camion xaalis doo ko respecté xaalis loo xam ne la waxuma sax respecté mais suñu vie daf ci dépendre yenn saay donc dina créer ay goredi yu bari ci doomu aadama tax na nit jaay mbokkam tax na nit rey mbokkam tax na nit lekk mbokkam lu ne xaalis dugal na ci mbokkam mais donc bu ñu toogee sax ndeysaan dina transhumance yi Sénégal dina jaami dina ñiy xaalis di jënd ñiy Macky Sall di jënd donc dañuy juum parce que maanaam ma wax leen benn réalité boo xam ne toujours dafa am benn borom xam-xam bu ma ko doon wax kenn xamul li nekk ci bopp doomu aadama ak xolam lu dul doomu aadama bi kese xam nga tey kenn mënul toog seedeel benn doomu aadama ba ci man ne bu ñu ñëwoon jox la benn somu xaalis bi ba léegi sa ngor day des ci yow mais li important mooy ñun ñi gore ba léegi dañu continuer rek ñaan yàlla mu may ñu ngor googu continuer yàlla mu may ñu capacité boobu capacité gore bi parce que ñu ngi fii ci télé yi di yuuxu comme ni ko suñu frère bi daan defee ndeysaan Assane Diouf génn na fi kaas yuuxu kaas ma ne leen mu may woo man en privé ñuy waxtaan ay waxtaan yu am solo li tax ma respecté ko bokk li tax ma gën koo respecté yàgg naa koo respecté waaye li tax ma gën koo respecté mooy ba mu demee ba nga xam ne moom ci boppam mi ngi ci ay jafe-jafe calculé wul ay jafe-jafeem mais mi ngi xool ñi ko gën a sonn comme ni ko l'islam waxee xam nga même ci livre yàlla alxuraan dañ la ne saa boo amee lu la naqari wala nga am lu jafe ci yow rek seetal ki nga xam ne yow yaa ko tane donc yow di nga fàtte sa problème xam nga yow tey booy ne man awma dàll nga daje koo xam ne amul tànk donc te kooku mi ngi jéem a dox dem fu mu jëm comme yow ni nga demee fi nga jëm wala yow nga ne man awma montre keneen amul loxo ci boppam fu muy takk montre donc xam nga problème yi daal maanaam yemut mais dafa am loo xam ne dafa important loo xam ne doomu sénégalais yëpp war nañ koo xam te ñu bàyyi ci xel xam nga bu ñu nee injustice ci dëkk li nit ñi comprendrewul de few comme les ignorants quelques sénégalais ñi nga xam ne dañoo ignorant ñooñu li ñuy gis rek mooy kii waaw dafa doon saaga waaw kii dafa doon rey nit kii dafa doon dagg bopp kii dafa doon def lii voilà mais reykatu nit sax dafa am charia wala loi foo xam ne fa la jaarale noonu nga ko war a attee bu dee ci charia la charia wax na bosam bu dee ci loi la aussi loi constitution lal na loi bi xam na c'est tracé donc loi bi war na jaar nu mu demee mais kañ nga am problème ci système boo demee ci système ba ñu ne la wala lii yàgg na fi wala nii loolu la mel wala lii mënta deñ ngeen jéggal ma nag dafa am benn appel bu urgent boo xam ne dama ko doon xaar dinaa ko jël parce que dafa am yes hello okay so well I'm actually on live so I have to call you when I'm done. I'll be done in a few minutes. Okay, thank you. Okay, so basically comme ni ma leen ko waxee rek dafa am yoo xam ne dafa important ci ñun so we have to always pay attention xam nga tey boo xoolee ndeysaan comme ni ma leen ko waxee suñu frère bi nekk fi di kaas ay droit di kaas di wax li ko naqari di ko wax li ko naqari ci Sénégal te muy dëgg ñun ñëpp ñu teg ci bët
léegi kooku ñu jël ko noot ko léegi mu nekk ci kaso comme ni ma leen koy waxee ñuy toog naan loi bi de nii la mel tey dama dajeeg benn kilifa ndeysaan mu ne ma mais yéen maa ngi gis yéen a ngi kaas yéen a ngi xataraayu ngeen ne doo leen bàyyi waaye lii day gën a yàggal Assane Diouf ma ne ko déedéet xam nga psychological game mooy jeu psychologique la ñu Macky Sall nekk di jouer fi mu toll nii lan mooy jeu psychologique bi mooy mi ngi gëmloo doomu sénégalais yi mi ngi gëmloo sénégalais yi xamul comme ñun ñu ngi gëmloo sénégalais yi xamul ne comme ñun li ñuy wax moo tax Assane Diouf nekk ci kaso bi loolu daf ko arrangé xam nga nit ku jubadi day xool ay excuses yu différent ci différents catégories ci différents moments mu jël ay mbiram lal ko ci loolu nee leen kon Assane Diouf moo tax Macky Sall di sàcc alalu Sénégal Assane Diouf moom moo tax Macky Sall di jël alalu Sénégal ndax Assane Diouf moo tax Macky Sall famille am yëpp doon ay milliardaire ndax Assane Diouf moo tax Macky Sall ñemewul ñëw Amérique ndax Assane Diouf moo yóbbu Macky Sall Argentine barki Dembo Ndiaye fa nga xam ne dañ ko doon wuure ñii di ko tàccu fale ñii di ko saboté fale ngeen defe ne Assane Diouf Macky Sall calculé na comme ñun lu ñu wax ci Assane Diouf déedéet Macky Sall dafa defar titre boppam ba toog Macky Sall il s'est déjà annoncé comme dictateur il s'est positionné comme dictateur léegi mi ngi xool lan la mën a def pour noot doomu Sénégal yi fu mu leen jaar nag ñu jaaree ko fële xam nga sénégalais man dafa am loo xam ne faa naa ko si ñoom nag te yàlla may na leen sénégalais man ngaa nangu léppam lu dul seen njàmbaar ñun ni ngay gis sénégalais dafa am njàmbaar ju nekk ci ñun même boo yëkkatee sénégalais bu am 1 an suba nga jàkkaarloo kook armée dina am loo xam ne dina ko yàq armée bi dina leen wax seen fulla ak fayda bu naree jàkkaarloog ñoom it wàcc fa bakkanam dina ko def man gëmuma li doomu aadama yu yeneen yi gëm man gëmuma loolu I don't believe in that man dama gëm ne terroriste muy Macky Sall par exemple un terroriste kenn du négocier ak moom man mentalité américaine bi laa am mooy ku lay noot mooy ku ñëw tey jàpp sa nit otage nga négocier ak moom bu subaa day ñëw jël sa beneen nit en otage encore boo négocier ak moom bu ginnaaw subaa mu jël sa dëkk en otage boo négocier ak moom bu ginnaawaat subaa mu jël sa réew en otage te Macky Sall exactement boobu tànk la lay doxee bépp sénégalais bu gisul lu Macky Sall tànk bi muy doxee yow da ngaa gumb tey maa ngi wax ak sama benn xarit bu baax lii nag fasuma ci yéene woon laal mais dafa important parce que comme ñun lii mooy suñu mode de communication lii rek la ñuy waxee doomu aadama yëpp donc toujours lii xew rek dañ koy wax ak ñoom déjà comme li ma leen wax ñoom maa ngi ak ñoom justice ci beneen côté bi boobu duma ko bàyyi boobu beneen côté la mais bu ñu jógee ci loolu Macky Sall ci boppam xam nga amoon na ay temps ay information yoo leen ma doon yónnee corruption bi donc yooyu joxe nañ ko fii déjà jaar nañ ci congrès Amérique dinañ ko yónnee ci Sénat bi bu ñu paree dinañ ko yónnee ci ay parce que bu leen fàtte ne Macky Sall xaw ma green card holder soit am na green card wala citizenship am na benn ñaar yooyu bu mu ci am xaw ma ban la ci je ne sais pas parce que ñii ne green card bi rek la ñii ne am na passeport donc loolu automatiquement citoyen américain la parce que Charles Taylor président Libéria bi procureur bi nga xam ne moom moo yoroon kaam ba mag mi ngi fii kooku ñun dem nañu ba gis ko waxtaan ak moom dafa xam kooku moo ñu gën a xam Sénégal ñun dafa doon xaar au moins parce que au moins peuple bu fa corruption amee il faut doomu peuple bi ci boppam dana porter plainte c'est normal man en tant que citoyen sénégalais j'ai droit à porter plainte à mon peuple s'ils sont corrompus ba pare ak yeneen doomu sénégalais ak yeneen donc Macky Sall corruption bi Macky Sall di doxalee Sénégal is another scale mooy is in an industrial scale xam nga par exemple dafa am sàcc ok mu am lu tudd looting mooy modern sàcc mooy góob maanaam mais Macky Sall li muy def c'est góob en industrial scale mooy par exemple sàcc bi muy sàcc du sàcc comme sàcc normal he doesn't do that sàcc bi muy sàcc dafa dépassé xel dafa jàll xel boo xoolee tey par exemple rek jël leen exemple bu ndaw
comme tey Chine dëkk bu mel ni Chine li mu fa demoon demam bu ndaw boobu noonu Macky Sall commandé na ay millions de t-shirts xam nga tey nga gis ku mel ni Ousmane Sonko wala ñeneen candidats yi ñii di commandé 10 000 fii wala 50 000 t-shirts wala 100 000 wala 20 000 wala 1000 sax 1000 Macky Sall ay millions de t-shirts la commandé Chine ay millions maa ngi ak vidéo bi déjà am na ku ma ko yónnee démb maa ngi ak vidéo bi ma won leen ko ngeen comprendre defe naa boobu yéen ñëpp gis ngeen ko aussi war ngeen ko gis aussi ci YouTube bi vidéo bi mais ma yónnee ma dégluwaatal leen ko rek ngeen xoolaale en même temps. million ci Chine Macky Sall ak waa këram de fii lañ ñëw ci Chine di defar ay mili t-shirt ñu ngi nii de ci chinois yi jël alalu Sénégal gi indi ko fii di ko yàq ci ay t-shirt ak yi kenn xamul Macky Sall ak waa këram ay Lacoste ay lu ne lañ defar ñu ngi nii lu ne lañ defar lu fii lu ne Macky Sall ak waa këram gis nga leen nii laay yàq nañ alalu Sénégal yi mu ngi nii de def ci APR moo ko waayam ji Macky ngi nii ak waayam di nga xam ne lu mu ko sant mu def ko justice Sénégal bi ñu ngi nii de yàq Sénégal. Voilà donc bi benn exemple la yéen a ko gisal seen bopp mi ngi nii boo leen bëggee xam photo bi photo baa ngi nii Macky Sall la ak ministre justice ak ministre des affaires étrangères bu corrompre bi Sidiki Kaba xam naa mooy yuuxoo biñ fi yuuxoo gàcce bi Sidiki Kaba jëlee fii moo tax ndeysaan mu defaale ko ci mu defaale ko ci kii ba ci t-shirt bi xam naa pour seral xolam mais moom comprendrewul ne loolu du arranger loolu du solve seen problème lii am solo mooy doomu sénégalais yi bàyyi leen xel ci dara te barki Dembo Ndiaye mën ngeen dem xool information bi pour ngeen xam ne aussi li may wax xam naa ci dara tey par exemple j'ai rencontré un ami intime ku ma jege mu nekkoon vrai ndeysaan candidat présidentiel Libéria muy nit ku baax ku ma xam mu am ay affaires yoo xam ne dañ ko doon waxtaane mais xam ngeen rek boo jëlee exemple dëkk bu mel ni Libéria tey conteneeru xaalis seen président bu bees bii ñëw pour te dire dëkk ni mu doyee waar seen président bu bees bii ñëw barki Dembo Ndiaye George Weah dañu jàpp ay conteneur laa la wax de un conteneur ferme alal koppar mu koy luubal ci dëkk bi pour génne ñu jàpp xaalis xam nga yu mel noonu boo ko xoolee sénégalais yi di ko seetaan ci Macky Sall am na loo xam ne nag important na ma wax leen ko yàlla am na fu mu ñu dimbalee aide mooy ndimbalu yàlla mi ngi ci yoon bi di ñëw yenn saay nag ñu yàkkamti ko mais buñ ko yàkkamti de ngeen jéggal ma wax naa leen ko nee naa leen changement ku ko bëgg dafa am nooy doxalee Macky Sall am na foo xam ne toll nañ fa tey yàlla dinañu àtte ak moom parce que bu leen fàtte ne Amérique déjà dañu changé fii ay loi yu bari léegi xam nga comme avant mënoon nga ñëw di jënd ay appartement gauche à droite di jox ay nit ñu différent ay millions ñuy jënd ay appartement loolu amatul fii yooyu amatul fii léegi fii boo ñëwee di jënd yenn somu xaalis yi di ko dugal ci ay affaire dañuy bëgg a xam xaalis bi fan la origine fan la xaalis bi jóge xam nga barki Dembo Ndiaye yéen a ngi wax comme Cheikh Tidiane Gadio jàppoon nañ ko fi dara bàyyi nañ ko waaw leeral nañu c'est parce que dafa joxe ki nga xam ne moom lañ ko jàppandoo ak moom dafa sacrifié ko sénégalais yi noonu la ñuy doxee ñoom par exemple tey Macky Sall bu ñu ko jàppoon dina jéem a sacrifier ministre mi yëpp pour moom mu génn ci wala mu sacrifier yenn citoyens sénégalais yi sax sur le faux mu ne ñooñu ñoo sàcc parce que bu ñuy jàpp dañuy jàpp xam nga américain buy jàpp day jàppandoo par exemple tey benn 50aine de personnes bu doon jàpp Macky Sall dina jàpp benn 50aine de personnes léegi 50aine de personnes boobu bu ñu leen jàppee xam naa Macky Sall daf ciy sacrifier ñenn comme Cheikh Tidiane Gadio mi ni ñu trouvé cas am gisu leen demul kaso deful dara dañu jékki-jékki cas bi ñu xool ko rek mu terminé loolu amul Amérique c'est parce que dafa jaay carrément ka nga xam ne moom la àndaloon donc ak ñeneen donc gars yi loolu la ñuy dund mais li am importance loo xam ne moom la ñuy concentré wu ñun tey mooy ñaari affaire duñu accepter li nga xam ne moom mooy injustice bi nga xam ne moom mooy dox Sénégal par exemple tey Macky Sall bu ko neexoon na jël Assane Diouf mu dibi ko 50 fois ci moom lay metti rek it's gonna hurt ci Macky Sall lay gën a metti it's gonna hurt from him more
ci moom lay gën a metti mais pour par exemple manipulation bi ngeen di doxal ñun koo dajal mu ne boo leen noppi woon Macky Sall def lii def lale boo leen noppi mais pourquoi mais Macky Sall ñun sàkkuñu Macky Sall le Sénégal ne l'appartient pas il a été élu légalement au Sénégal démocratiquement voilà mais quant à pour Macky Sall wax doomu sénégalais yi ni nga xam ne noonu la ñuy doxee wala noonu la ñuy naane da become a dictatorship par exemple war ngaa mën a teg ay loi ci dëkk that's normal constitution tegal na boppam loolu xam nga Macky Sall li mu war a doon bu xamoon place am mooy enforceur de la constitution dafay ñëw pour enforce the constitution xam nga loolu la président di njëriñ président bu ñu la indee da nga yor constitution boo xam ne par exemple livre boo demoon tey liggéeyukaay ngay wut liggéey dafa am livre bu ñu lay jox like a booklet mooy rules ak regulation ak loi yi nga xam ne yooyu ngay fekk ci liggéeykaay boobu wala léegi ak technologie bu avancé bi dañ la koy jox comme benn note ci computer lay doon wala fu mu mën a nekk mais di nga xam maanaam li nga xam ne loolu la société bi di bañ wala di ko nangu léegi société Macky Sall muy gouvernement wu Sénégal dafa am lu tudd constitution maanaam loolu la Macky Sall war a jël di ko doxalee Sénégal déedéet Macky Sall dafa jël loolu teg ko de côté boo leen xoolee tey mooy majorité xam nga par exemple système bu corrompre ay doomu aadama buñ ciy dund sax dañuy corrompre xaw ma même boo leen seetee même ci réseaux sociaux yi fukki façon nit ngay dajal ci réseaux sociaux yi da ngay daje koo xam ne mën naa yuuxu suba ba ngoon jot benn affaire boo xam ne gëmu ko sax moom ci boppam li muy wax gëmu ko he doesn't believe it ndax man yàlla may am na lu ma may ci réseaux sociaux yi j'ai eu le temps de connaître tout le monde nit ku baax ki xam naa ko naafeq bi xam naa ko naxkat bi xam naa ko fenkat bi je connais tout le monde malgré duma yenn saa yi dinaa def attention que damay prêter attention ma xool dara ma mel ni gisuma bien vrai que maa ngi koy gis am ñu ci bari nag ndeysaan ñu ñëw yaakaar na sax nax nañ ma parce que toujours ngay dégg nit bu ñëw wax la problème am dara nga koy faj ñu ñëw defe ne ñoom ci seen bopp nax nañ la ñoom loolu la ñuy foog but at the end of the day wat li ñu comprendrewul mooy magum jëmm tey ci àdduna bu mujj bii ñu ne loo def yow la neex so I open myself up man dama ubbi sama bopp pour xam ñëpp to get to know everyone to get to know ku nekk ma xool sa idéologie fu mu toll ku nekk ma xool sa xalaat fu mu toll je ne suis pas là quand même à juger du ma juger kii nii kaa du ma wax ci kii nii kaa parce que at the end of the day li waay def sa bopp nee nañu lu waay rend ci sa loxo lay nàcc boo leen seetee réseaux sociaux yi ku nekk ñu ngi lay jox sa wàll ba ci man ba ci keneen ak keneen ak keneen yéene néeg la borom rek moo ciy fanaan ñi am yéene yu bon yëpp seen yéene yi dal nañ seen kaw ñi ànd ak ay naafeq yëpp fi mu ne ñoom ñëpp daanu nañu that's how it is parce que àdduna dafa am réalité boo xam ne boo leen ci bàyyee xel rek ku nekk di nga mën a dem we can all go xam nga àdduna bu seetlu li ma lay wax the world is broad enough mooy àdduna bi yaatu na yaatuwaay boo xam ne ñun ñëpp am nañu fu ñu xej we all have a space in it le gourmand moom li koy sonal mooy même bu ñu tegoon ndab balaa mu koy lekk sax day ne ndab bi man lii du ma suur parce que tout simplement xelam du suur moom xel li ñuy ne xel mooy suur moom xelam du suur moom xool na décidé na ba pare ne que du suur donc kooku boo ko joxoon fukki ndab ak juróom it du ci suur gis naa nga nag parce que moom ci xelam il a déjà mis que du suur voilà donc loolu am nañ ko ci réseaux sociaux yi ba pare ñun comme ni ñu amee ay nit yu utile ci réseaux sociaux yi comme ni ñu amee ay nit yu loyal noonu la ñu amee aussi ay caga réseaux sociaux nga jéggal leen moo bi mooy ay passe partout réseaux sociaux tey fii suba fële ginnaaw suba fële lu bees lu xew tama bu bees bu ñu ndënd bu bees bu ñu tëgg ñu ñëw ne maa ngi nii je suis là loolu da ngeen ciy bàyyi xel tamit ci réseau yi nañuy toog toujours ngay xool man dafa am benn caractéristique boo xam ne dañ ma ko yaree sam pap daf ma daan ne boo ñëwee ci partenaire u business boo ñëwee ci nit tey mu ne la dama bëgg ñu bokk business nga ne ko moom mu ne la waaw nga ne ko ban business nga musa taxawal mu ne la taxawal naa Njàmme Njaay taxawal naa Jooro Jaañ taxawal naa Mademba Sarr boobu tas taxawal naa Ndumbe Fall boobu tas taxawal naa Jàmbaar Jóob boobu tas xamal ne kooku du ki nga war a jëflante parce que kooku dara mënul régler déjà
bu leen fàtte de déglu leen li ma leen di wax boo leen ñëwee tey ci Ousmane Tounkara ngeen ne waaw grand Ousmane nu mu demee ma ne leen ça va ngeen ne ma wala man de dama bëggoon bokk ci lii ngay def ma ne la waaw ngeen ne ma mais yow bi nga ñëwee ba léegi ci lan nga bokk ma ne la ci lii laa bokk wala ci lële laa bokk wala ci lële laa bokk boo leen gisee de grand Ousmane mii de li mu jot a bokk yëpp accompliru ci dara mais vous êtes des fous di ànd ak Ousmane yéen da ngeen dof donc loolu da ngeen ciy bàyyi xel doomu aadama yi xam nga dafa am loo xam ne jarta ñaan jarta wax jarul comme nit wax la ko dafa am loo xam ne jarta jàng xam nga école am na importance parce que école da ngay dem nga ubbi livre nga am yooyu jàng loolu c'est important salaam mon frère donc boo demee école nag léegi ñu ne la léegi école amatul ay livre ay jaasi la am pour ñuy gorante loolu war ngaa comprendre ne que y a quelque chose qui ne va pas parce que école soit livre la wala léegi mu nekk ay ordinateur parce que àdduna avancé na mais buñ la ne ay gorante jaasi la rek comprendre na que y a quelque chose qui ne va pas man nag dafa am loo xam ne ça ne va pas déjà parce que comprendre leen ne ci réseaux sociaux yi wala fu mu mën a doon ci àdduna ñaari qualité ñoo am ñii di tabax ak ñii di toj comme ci l'islam dafa am la partie bonne ak seytaane comme ci christianisme dafa am la partie bonne ak seytaane loolu dafa am ci société yépp mais li ci jara bàyyi xel mooy ngeen bàyyi xel naafeq yi ñuy attaqué naafeq yi ñuy saaga wala ñoom ci boppam ñu dem di créeloo ay nit ay profil yu bon di saaga ay doomu aadama wala di attaqué ay doomu aadama yooyu da ngeen ciy bàyyi xel parce que gis nga lii nga xam ne dañ ma ko def tey wala ñu def la ko yow bu ëllëgee dinañ ko def sa morom donc nit ñu mel noonu boo leen xamee ci sa entourage jël leen nga dekkale leen ba ñu baax nga lem leen ci journal nga sànni leen ci poubelle foofu la ñu war a nekk parce que boo ko deful di nga ñëw am lu la naqari man dafa am loo xam ne yu bari ndeysaan bi may ñëw ci réseaux sociaux dañ ma ko daan jàngal di ma ko wax du ma ci prêter attention yàlla dimbali ma un moment donné ma commencé prêter attention ma xam ne que li ñëpp wax lu doomu aadama adduna yëpp wax boo ci bàyyiwul xel di nga tomber dans la même piège ngeen jéggal ma nag nee nañu wax ndeysaan boo koy wax ku nekk daf ciy gis boppam parce que xam nga adduna bi léegi doon na adduna bu naafeq boo xam ne booy wax ñëpp dañ ciy gis seen bopp parce que naafeq gi dafa bari like fumiste bi moo bari tas bi moo bari jaxase bee bari donc da ngay dem tey boo paree rek ñu woo diw kii de live am bi yëpp tey yow la doon waxal parce que da ngay gis sa bopp yow sa bopp nekk naafeq nga xam nga man nee naa leen li ngeen di def yëpp man maa leen ko gën a capable li ngeen di manigancer man maa leen ci gën a fort mais man dañ ma ne dafa am luñ ma jàngaloon boo leen seetlee tontu bi ma tontu Youssou Ndour am na ay mois passé Youssou Ndour 4 ans de cela la ma def ay jéyeem mais dama garder ba quelques mois passé laa koy soog a tontu nee nañ la du forox donc boo leen di def seen affaire u kabasa di def seen affaire u caay-caay fàttaliku leen rek ne dafa am fu ma jaar ak yéen ba pare te bis bu génnee ci tali bi maa la waatali yàlla ne da ngay xaru borom bu boobaa yéen ñii nga xam ne da ngeen nekk ci seen ay caay-caay ak seen banditisme pour dajale ko pour bullshit wallahi billahi tallahi lazim da ngay pare rek bu borom da ngay pare rek nga xaru da ngay pare rek nga rey sa bopp parce que di nga trouver ne que le gars là il connaît plus que je pense qu'il connaît li ma xam bari na de waaye comme tooñ yàlla dafa def man nekkul ci sama ay caractère is not in my characteristics du ma ci dugg lu bari donc loolu dama ko bëggoon gàttal tuuti rek loolu pare naa ci ñu delluwaat ci affaire yi nga xam ne ñoom ñoo important tey te yooyu la ñu bëgg a wax ci mbirum Sénégal donc tey am naa vraiment ñetti invité war naa am madame Ba Khady Ndiaye madame Ba Khady muy coordinateur u 1 Million bi nekk Dakar donc bu ñu paree ci madame Ba aussi am na Amadou Ly moom aussi suñu coordinateur la bu nekk France ngeen jéggal ma comme ni ma koy waxee toujours lu may wax rek damay bëgg mu leer li tax 1 Million juddu ma dellu siwaat ci te xam ngeen ne bu fekkee xam ngeen ko tudd Ousmane xam ngeen ne man sama kàddu du dellu ginnaaw benn affaire laa leen ma sa wax ne moom laa créé 1 Million ca ci la yem du ma créé 1 Million créé 2 millions créé 25 millions créé lii créé lële fu tooy ma làmb déedéet groupe yi ngeen gis ma dugg fa yëpp wala ñu dugal ma fa yëpp
c'est très normal je fais partir mais je ne l'ai pas créé benn affaire laa créé te ci benn affaire boobu laay yem mooy lii may wax ak yéen nii donc tey dama bëgg a jël opportunité bi ma invité déjà pour commencer madame Ba parce que xam naa ne que war naa guddi Sénégal donc bàyyil ma dugal rek madame Ba léegi su ma ko dugalee après bu ma jógee ci madame Ba comme ça ñu waxtaan ak suñu beneen frère bi nekk France voilà merci voilà xaaral ma woo madame Ba donc madame Ba Khady Ndiaye ngeen jéggal kii mooy coordinateur 1 Million Sénégal te dafa am réputation bu baax ba pare donc man ngeen koo xool ñun bu ñuy dugg duñu dugg ci ay nit ñi ñu xamul allo salaamaaleykum madame Ba naka nga def. waaw salaamaaleykum. waaw maa ngi jéggalu ci dérangement bi maa ngi jéggalu voilà donc. non dérangé wu du tout. voilà donc yaa ngi ci ligne bi ñu bëggoon rek vraiment nga yokk ñu ay xalaat ñu partager ay xalaat comme. ci liggéey bi ñuy def ñun ñëpp xam nañ ne que dafa noble si ñun te dafa sincère te dañu gëm lu ñuy def te boo gisee aussi ñu tànn la surtout dañu gis fulla ak fayda ci yow dañu gis ay liggéey yu am maanaa daal yoo def ci sa passé nga am benn réputation bu impeccable si jigéen donc vraiment on sait que notre pays va mal te ñu ngi ci suñu ay waxtaan ni ma ko mën a waxee mu jub ñu ngi ci suñu ay waxtaan ci suñu ay préparation vraiment ci ay affaire ay événements yu important xam naa incha allah buñ ci yàlla buñ ko fekkee donc ñu bëggoon rek nga waxtaan ak mbokk 1 Million yi merci. waaw merci beaucoup Tunkara maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre live bi yëpp. voilà. damay wax nag alhamdulilah d'abord ci li nga wax noonu ci man mais man dama naan yéen laay sant li tax ma di leen sant mooy ne waxoon naa ko ci sama première audio biñ ma nommé coordonnatrice nationale ne sacerdoce la nit nag bu dee daf la permettre pour nga jaamu yàlla def naa yow kooku warulaa sant yow yaa ko war a sant ndaxte ni nga ko waxee lii ñuy def nii man de ni ma ko jàppee te jàpp naa ne volontaire yi nekk ci 1 Million marche yëpp noonu lañ ko jàppee mooy ne jaamu yàlla la d'abord ndax soo nekkee ci réew nga nekk nit yàlla moo wax moo bind ko à son image kon yow bu dee nit bu am xel nga comme ni ñi yàlla di waxal soo gisee sa réew di jëm foo xamee ne du foofu yow bokk nga ci ñi nga xam ne da nga war a njëkk a jóg te loolu mooy 1 Million marche ci la ñu nekk nag parce que Sénégal fi mu ne nii kenn amatul droit seetaan damay wax ne amuñu droit seetaan ndax li ñuy dund ñun ñi te amuñu droit seetaan tamit ndax bu ëllëgee histoire ñëw dinañ ne ñi fi nekkoon lan moo nekkoon seen taxawaay te bu boobaa ñun ay complice la ñuy doon. réew bi ni mu yàqoo def na mës nee mel dama koy wax toujours ne Sénégal dafa amoon habitude bu nit dee xeex pour moom boppam Sénégal bokk ci ñi lay jàppale pour nga moom sa bopp di ci def alalam di ci def xelam buñ demee ba tollu Sénégal foo xam ne ñi nekk ci biir réew mi ku ci amul courage ku ci gëmul yàlla trop doo wax ba yéen ngeen gis li ñuy daj ñun fii ñun ñi nekk ci biir réew mi ba jóg mooy nekkoon situation bi grave na kenn waru la toog moo tax effectivement ñun ñëpp ñu war a jóg def ci suñu doole def ci suñu alal ak physiquement tamit lépp ñu bañ a épargner dara pour jóg ndax lii dañ parce que yàlla wax na ko du changer peuple tant que peuple boobu jógul pour changer boppam te ñun foofu la ñu toog. vraiment comme ni ma koy waxee toujours rek man yàlla dafa def man personnellement yàlla dafa def tey dama xool ci société yi am succès ci àdduna bi yëpp wala yu gën a avancé ci àdduna bi yëpp ma gis ne que lu bari ci société yooyu maanaam jigéen ñee ci ëpp yërmande te may woo aussi jigéenu Sénégal yi donc li gën a tax yow man ñun ñu ñeme la mooy xam nañ ne jigéen moo xam jigéen moo mën a waxtaan ak jigéen te àdduna bi tey boo xoolee maanaam tey li ciy doole sax jigéen la parce que tey même Sénégal boobu ñu dëkk
ñi ci ëpp jom ay jigéen lañu ñi gën a changer dëkk boobu ay jigéen lañu loolu mooy dëgg donc loolu moo tax tey ñun mën naa ne 1 million jigéen ñi yéen te même boo xoolee même ci 1 million wala beneen société bu mu mën a doon ci fonctionnement Sénégal tey jigéen ñi ñoo ko nekk ba ci gouvernement Sénégal bu jubadi boobu sax jigéen jee ko yor doy na waar donc dafa dem xam nga nit ñi dañuy blâmer ñun dañuy wax toujours rek ñuy ne Macky Sall mais en fait xam nga faiblesse su góor comme par exemple góor bu xamul place am dina dem ba jigéen jël place am parce que ñun àddunay démb dañu fekkoon vraiment góor xam place am jigéen xam place am ndeysaan mais toujours jigéen bi day jox góoram bi cëram parce que loolu dañ ko fi fekk ci aada bi mais tey dañu dem ba par exemple bu ñu gisee góor yu faible yi dañuy dem ba jigéen bi daf leen di wax nu ñuy doxalee te jigéen boobu bu la yàlla dimbaliwul mu doon jigéen bu xarañ wala jigéen bu ñeme xeex wala jigéen bu xam li muy def kooku day dem ba jéggi tali te léegi au lieu de Sénégal ñun suñu Sénégal bi nekk Sénégal boo xam ne notre première dame dafa nekk comme par exemple yaayu peuple bi wala di créer ay emploi wala di defar société bi wala di defar santé bi non moom dafa nekk comme jigéenu tëndandiir di tëgg ay soirée ci palais ba wala di fa indi ay sabaru wolof wala di invité ay xaritam ñuy voyager ci dëkk bi ci àdduna bi di jënd ay sac wala di jënd ay marchandises wala di noos maanaam xamul daal parce que xam nga li may wax la rek ndeysaan baadoolo ci xel la xam nga nit ñu bari comprendre ñu loolu xam nga nit mën naa juddoo pauvre màggee pauvre waaye bu yàlla ubbee ay buntu wërsëgam dina fekk moom la personne était déjà riche dans sa tête loolu yàlla am na nit ñu bari ñu ko may dañuy dem bay waaj a dee mu def leen ay milliardaire yàlla def na loolu ñu bari mais doomu aadama yooyu dañuy xam déjà nu àdduna bi di doxe nu seen société di doxe donc loolu moo tax ma bëgg li ma gën a tax a bëgg yow nga bokk ci lii wala nga jiitu ko mooy vraiment nga waxal ñu ak jigéen ñi effectivement waaw parce que même si nii sax dama koy wax jigéen ñi may rencontré yëpp mbaa ñi ma xam dama leen jigéen ñi de yéen am ngeen sax donc ñun lañu jël affaire bi jox ñu ko muy coordination nationale bi te da nga wax tamit lu am solo mooy place su jigéen ci société dañ lay wax nag boo éduqué benn góor da nga éduqué benn góor rek mais boo éduqué benn femme moom dañ ne éduqué nga société parce que jigéen mooy société lépp loo xam ne tamit dafay metti bokk na ci ñi koy njëkk a yëg mooy jigéen ñi ñoo xëy fajar di dem ci marché di daan seen doole yi ñooy gis seen doom yi tamit peut-être nekk ci désarroi du ñu xam nu ñuy def ñoom ñooy lijjanti déjà di xool seen doom yi ni ñuy def sax pour ñu génn bitim réew pour mbir mi mën a pour seen famille mën a prospérer donc place jigéen ci société dafa am solo nga wax nag lu am solo parce que jigéen tamit war na xam place am waaye bu dee yow par exemple da nga nekk une première dame mais mën nañ ne yow yaayu société bi mais boo nekkee koo xam ne au lieu nga nekk li ñu naan derrière chaque grand homme se cache une grande dame am na une grande dame à côté mais yow nga nekk koo xam ne yow tu préfères di raser les murs di def des choses yi nga xam ne lañu naan pas du tout catholique kooku raté nga sa rôle di clignoter gauche jàdd droite kooku ki nga parce que da ngay gis fii ni témoignage yi ñu naan la première dame bi de dafa baax dafa lii alors que nit ñi dañuy gis yu bëri su manquement yu bëri su fekkoon ne moom nekk nay place am normalement du am je pense que nag ñi wër par exemple di julli ci jàkka yi ñu naan kii moo simple kii moo baax nga jël tabax jàkka yi ci argent contribuable bi au moment où ña dend ak jàkka ja am na ci ñoo xam ne bu ñu añee du ñu reer maa ñu ngi lijjanti seen benn añ boobu noonu bokkul ci jaamu yàlla ak yeneen donc da nga wax lu am solo parce que ñun jigéen ñi moom ñun ñoo mën a jóg pour lu bëri changer maanaam bokk naa ci ñi wax ne même parité bii ñuy wax xëy na arrangé wu jigéen ñi parce que wax nga ko sànq même ci école yi soo demoon résultat yi gën a baax ci jigéen ñi la nekk te des na tuuti xëy na góor ñi ñu ci bëri xaw nañu bàyyeeku parfois ba jigéen ñi bu ñu góorgóorloo tuuti jël place donc jigéen moom dafa am solo ci société donc rafet lañu en même temps coordination bi di la wax nag défi la te dinañ ci def li nga xam ne moom la ñu mën man di damay wax ne bu may dugg ci dara toujours li may njëkk a jiital mooy ne damay am ndam te ndaxte toujours rek damay wax ne dëgg laay xeex te yàlla moom moo ànd ak dëgg te sooy xeex dëgg toujours da nga ciy am ndam
mais ne moom loo wax ci suñu dëkk bi suñu première dame moom am na lu ci des parce que suñu demee par exemple bu mën ko comparer ak la femme de Gbagbo comment elle s'appelle encore cela veut dire que c'est grave parce que bëri na dérive yi am xëy na su toogoon ci place am normalement yooyu du am léegi nag ñun lay interpeller ñun ñi nekk ci réew mi. effectivement bokk ci am nag baat nag parce que damay wax ne toujours la souveraineté appartient au peuple ñun ñooy askan bi ñun ñoo am doole puissance bu ñuy wax puissance publique ñun ñoo jël dénk ko kenn buñu demee nag ba moom par exemple lañ ko dénk xamu ko ou bien na nga koy utiliser du noonu léegi damay wax ne bu amee fulaak fayda benn ñun dañ ciy am téeméer pour rectifier waat récupérer waat li ñu moom te foofu la ñu toll moo tax importance rejoindre 1 million marche am solo parce que dañoo toll ci jëlaat suñu souveraineté xoolaat suñu réew mi parce que foofu lañ toll mënatuñoo reculer sos nañ ci miir bi parce que dérive yi bëri na te amatuñu droit laisser faire amatuñu droit toog ma li leen rassuré ne incha allah luñ ci mën dinañ ko def lu ñu mën lu sax dinañ ko def te dinañ ci am ndam parce que dañ cee pare pour jox ko li nga xam ne mooy àqam lépp te yàlla dafa ànd ak dëgg te dëgg la ñuy dox man de loolu laay wax fi mu ne de wax naa ko ne man sama photo profil sama photo moo ci nekk xam nañ ma parce que ni nga ko waxee doon naa nekk ci mouvement yoo xam ne depuis régime précédent bi maa ngi woon ci direct waa di ci liggéey depuis 2006 ba léegi damay wax ne nag man toujours dëgg laay ñaan yàlla dox ci laay nekk moo tax toujours moom ragaluma ci dara parce que ragal yab yàlla la te ñi nekk ci 1 million marche ak ñi war a joindre nañ jàpp ne un mortel comme yow mooy nit buy noyyi comme yow su la menacé mbaa mu ragal loola nga gëm ko yow yàlla nga weddi dëgg la parce que moom bu noyyiwaat yàlla la neex muy dëgg donc nañu xam ne fi mu ne nii waratuñoo ragal au contraire la peur dafay changer de camp am na te aussi changer na de camp dëgg la waaw dëgg la doguma la am na aussi loo xam ne bëgg naa ko cee sànniwaale te mu important parce que démb dafa am benn audio bu ma tegal gars yi ma ne leen ci société boo ñëwee ba tànn nit ci société doon nga xool ku la neex nga tànn ku la neex nga teggi loolu société boobu doxul parce que société buy dox da ngay tànn nit par compétence dama bëgg nga yëgal nit ñi nga wax leen ndax maag yow xamante nañu wala xam naa foo jógee wala xam naa ka nga doon wala mas nañoo gise bëgg naa nga wax loolu public bi dégg ko waaw merci beaucoup loolu de xam naa ne waa Pikine bu ñu nekkoon ci panel bi mën a dugg dinañu acquiescer dinañ ko dëggal parce que dama leen di wax ñaari yoon yi ma fa dem yëpp ne leen man nan laa ba dugg 1 million marche ma ne leen man de damaa nekk nit boo xamee ne suñu tegee benn nit injustice dafa mel ni man lañ ko teg loolu laa nekk nag ci Facebook bi di gis live yi di wër bay gis yéen sa live yow toujours may suivre mu dem ba mu di gis sooy live dinaa koy yëg ñeneen ñi tamit ñu mel ni yéen di xeex injustice may dugg seen live bi ba un jour ma gis ñu joxe numéro 1 million marche bi mu xaw ma rëcc mais comme dama doon continuer di suivre live bi ma dem ba récupérer numéro bi normalement ma bind ko sama portable def naa 1 semaine ou bien 2 ma décidé daal il faut ma joindre 1 million marche la preuve en est que xam naa Fadel war na mën a témoigner ci loolu. bi ma njëkk envoyé message bi dama defoon yow la. j'ai envoyé un message en anglais. ba pare ma di la wax ci suivre. wax ne préciser ne numéro bi ma lay Facebook bu may suivre sax turu boobu moo ci nekk parce que sama mari moo ko yore woon mais comme utiliser wu ko woon sama j'étais pas trop réseaux sociaux. ma jël ko di ko utiliser. dama demee ne ba xam ne engagement bi booy engagé wu te li nga bëgg nit ñi xam nañ la parce que Sénégal quoi qu'on dise bëri nañu ma xam. donc ma ne naa jël ma créé sama Facebook. mais lu ci ëpp boobu laa leen di suivre. mujj gi Fadel doog ma répondre ma doog xam ne du Ousmane Tounkara. moo tax dama leen di wax naa ko Pikine ma ne xaw ma Ousmane Tounkara. sama Fadel bi nga xamee ne ñu ngi may nommé coordonnatrice nationale. la preuve en est que def naa lu tolloog 1 semaine par exemple ci coordination bi. ma doog ne Fadel comme ñu ngi doon wax te gisante wuñu. man dañ ma yar ci suy wax ak nit nga regarde ko les yeux dans les yeux. ma ne ko tey moom dinañ def benn vidéo pour ñu gisante. yow tamit jotuñoo def vidéo. dañu gisante dañu waxante ci WhatsApp bi. mais xamuleen ma
xawma leen tam damay wax ne xëy na yàlla moo ma jox loolu moo tax tamit dama naan lu ma ci mën def dama ko ci yokk parce que am na ñoo leen xam ñu nekk Sénégal ñoo xam ne peut-être mënoon ngeen xalaat ne mën na yore affaire bi kon soo leen demee ba jox ma ko je pense que loolu tamit dafa war a gën a nekk loo xam ne war na tax waruma faiblir jusqu'à présent damay wax ne xëy na yéen amu leen benn renseignement ci man loolu laa doon wax moo tax bi nga waxee lii nii ma kii ma bien que man milieu bi ma nekk wax dëgg yàlla xam nañ ma damay wax ne yaruñu ma ci dugg lu dul noonu lépp lu may dugg nag dama koy gëm lu ma jaral ma dem ci bët yi moo tax dama wax 1 million marche man am nañu koy wax ci volontaire naan bu defee benn volontaire ci 1 million ñoom lay doon kon man je peux en dire autant parce que yaruñu ma ci reculer yaruñu ma ci ragal nit dañ ma yar tamit ci di dox dëgg di xeex dëgg je suis plus à l'aise su may xeexal nit yi comme yow noonu nga def di xeexal par exemple Assane Diouf ci li ko daal man ci laa gën a nekk à l'aise du ma kaas mukk lu ma concerné damay laisser faire peut-être xëy na quelqu'un va s'en charger mais lépp loo xam ne injustice la ba mu juddoo léegi ma gis ko ñu koy teg ku ma dendal maa ko xam bokk naa ci ñi koy jëkk a wax à haute et intelligible voix parce que yàlla dëgg la bëgg ci dëgg lay dox mënoo ne da ngay jaamu yàlla gëm yàlla par exemple te doo dox ci dëgg may wax ne ma lay gërëm aussi di la sant man sama idole man tey man sama idole Sénégal soxna Zeynab Fall yàlla nag daf ko jël teel man ndaw soosu laa ràññee ndaw soosu laa sopp li tax loolu mooy benn discours rek bu ma toog di ko déglu muy wax ci Imam Ndao génn ci société bu mel ni Sénégal góor ñi nekk fa ak seeni pantalon yu bari sëriñ si nekk fa di góob alalu gouvernement bi ndaw si génn di wax dëgg te yàlla tax loolu maanaam man yu mel noonu day tax ma respecté nit te yow comme niñ ko waxee yàlla def na gisantewuñu mais bi ma jëlee sa tur ci Fadel bi ma waxee déjà intention ci yow ak li mu bëgg nga nekk ci 1 million nous on a cherché à connaître ce que tu es ñu def suñu ay enquête ba am lu leer ci yow nga doon nit ku impeccable nga doon nit koo xam ne dang ñu doy vraiment sa jikko doy nañu say doxin doy nañu ak sa jëfin doy nañu ñu ne vraiment kii doy nañu donc kii mën naa nekk coordinatrice nationale donc ñu ngi lay gërëm encore ñu ngi lay gërëm ci sa participation bi tey te du gëj nag comme xeex bee tax mais nag comme Sénégal la ñu nekk aussi donc yal na leen yàlla jàppale ba léegi yàlla sutural leen yàlla sàmm ñu mais j'aime bien quand même fi ñu yàlla jëmale incha allah dinañu am ndam bu soobee yàlla merci madame merci may profité rek di wax alhamdulilah rabbil alamin parce que man damay wax toujours rek lépp yàlla la nit xëy na mu gën na jubal te yàlla may ko pour mu jubal su la yàlla mayee tamit xëy na nga bokk ci ñi nga xam ne am nañu yaakaar ci yow loolu yëpp da nga koy delloo yàlla ba fa tamit di leen sant yéen di ñaan yàlla yaakaar bi ngeen gis ci man ak li ma xam ne engagé wu naa ko devant tous les volontaires de 1 million marche bu ma ci mës a fayir ba yàlla may ñu ndam te incha allah dañuy may ndam may wax ne xëy na rek toujours damay am habitude di jéggalu su may wax de ma personne parce que damay bañ toujours di wax ci sama bopp ndax dama naan man damay préfère jiital nit ñi wax ci ñoom xëy na occasion la pour nit ñi présenté wu nit ñi xam ma moo tax ma wax ci sama bopp waaye lu ci bëri du ma bëgg di joxe exemple ci sama bopp parce que damay wax toujours rek loo gis ci sa morom loo gis ci sa bopp xëy na nit gis na ko ci keneen mbaa ci moom te waxu ko donc côté boobu xëy na dinaa ci wax rek occasion bi moo taxoon mais j'ai toujours préféré xëy na ci li may bokk ma impacté ci positivement mais en restant xëy na ci anonymat moo tax bi yoon bi ma nekkee ci devant jëm ci di que lu war a am la da nga koy nangu donc di wax ñëpp rek encore une fois tànd naa sama loxo ñëpp rek ne leen xel du doy te pare naa tamit damay wax ne li ñuy wax sens premier bu ministre être au service de man loolu laay wax moom laa nekk ci 1 million je suis au service de 1 million marche au Sénégal donc ma lay remercier di remercier ñi ci des ñëpp vraiment yàlla may ndam merci beaucoup jërëjëf merci voilà kooku moo doon madame Ba Khady Ndiaye donc mooy coordinatrice nationale 1 million comme niñ leen ko waxee rek liggéey bi moom ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñoo ko déggandoo donc bu ñu jógee ci madame Ba bëgg naa aussi dugal kii, nu mu tuddati coordinateur France déjà,
amiw lii donc xaaral ma dugal coordinateur France jéggal leen ma merci voilà donc moom numéro mi ngi occupé donc pour le moment dinañu dugal waroon nañu dugal aussi coordinateur u Pikine attends allo. waaw salaamaaleykum. bonsoir monsieur Ly ok moom réseau bi baaxul donc damay xaar mu jéem a woote waat mais en attendant mu woote waat mu am ay affaires yu ndaw rek yoo xam ne dama ko bëggoon éclaircir xam nga nee nañ la ci société boo xam ne day jëm kanam booy tànn da ngay tànn nit ci compétition tey boo xoolee ndeysaan akamaa bari xarit ci réseaux sociaux yi akamaa bari ay jàmbaar gaa yaa ngi fii ñii ñu ngi Sénégal attendez ne quittez pas voilà kii maa ko woo wala moom moo war a ñëw parce que vidéo call la nii nga je m'excuse jéggal leen ma pardon waaw jéggal leen ma coordinateur France bi laay woo ni pour ñu am lu ñu waxtaan ak moom asalaamaaleykum waaw sama kilifa gi waaleykum ku baax maa ngi lay ziar bu baax a baax. kilifa maa ngi delloo ziar naka affaire yi. ma ne ko Saalum yàlla suñu borom nangu. waaw comme gars yi toujours ndeysaan dañoo ànd ak ñun ci lu ñu bëgg di xeexandoo ak ñun ma bëggoon rek tey non seulement def présentation bu ndaw mais ma bëgg aussi yéen tamit ngeen vraiment ñaxtu doomu aadama yi wax leen seen xalaat donc ligne bi ubbeeku na yow yaa ko moom donc tu es en ligne bismillah. jërëjëf. jërëjëf bismillah. waaw ñu leen di sant di ko gërëm. di sant auditeurs yi. waaw sëñ Ousmane di la jaajëfal ci yaatal bi ñu yaatal. ci tey mais di la jaajëfal aussi ci liggéey bi nga xam ne yëkkati nga ko. dans l'intérêt de tous les Sénégalais. suñu borom dogal ñu fekke ko. ànd ceeg yow. ba pare nag Sénégalais yi ànd ceeg ñun ñu leen di jaajëfal bu baax a baax maa ngi nuyu ñëpp. di leen nuyu Amidou Ly. Coordonnateur général bu France 1 million marche d'une fierté pour moi représenter 1 million marche au niveau de la France. waaw may dugg rek dans le vif du sujet di wax ni que sénégalais di wax ni que la jeunesse sénégalaise aujourd'hui sans hésiter devrait associer wu ci liggéey bi nga xam ne 1 million marche mi ngi koy taxawal ndaxte buñ fi nekkoon di énumérer ay toj wala ay dëng yu Macky Sall def comme naan duñ fi jóg ndax chaque jour mu am lu bees lu xew buñ fi nekkoon di énumérer li nga xam ni soxna si mi ngi wax sànq mooy li nekk ci wàllum première dame duñ fi jóge mais li am solo bu am solo li may wax mooy tey suñu toll nii à 4 mois des élections li ma wax dama ne quelle que soit l'issue du vote Macky Sall doit partir man mooy sama philosophie dëgg la waaw lu tax parce que nous dëkk ci di ñaxtu chaque jour déedéet on connaît le problème maintenant il faut trouver la solution et la solution ñun ñoo ko yor man yow ak yow mii di ma déglu c'est nous qui sommes la solution de ce problème là mooy le peuple sénégalais mooy li sama frère di wax un peuple un but une fois moo ñu boole le drapeau national donc il faudrait forcément que nous honorions ko nag mooy jóg taxaw pour une fois dans l'histoire du Sénégal en 58 ans d'indépendance il faut que Sénégalais yi conscient ne xam ni que ñoom c'est ñoom ñoo solution ñoom ñoo mën a lijjanti Sénégal mu change et que tout autre leader politique boo xam ni bëgg nga yor réew mi nga yor ko ci kaw anam yi ñu ko bëggee yi ñu ko mën a tegee sa loxo c'est la première fois que benn collectif bu mel ni 1 million marche aujourd'hui taxaw fi dajale les partis politiques dajale les mouvements citoyens les mouvements de soutien dajale les Sénégalais lambda c'est la première fois mais nag il faudrait que aussi que les Sénégalais jàpp ci liggéey bi réellement mu bañ a yem juste ci panel yi voilà mu bañ a yem ci salon yi non il faudrait que les Sénégalais xoolal ak foo mënti nekk dans le monde ak ku mënti doon quelle que soit la classe sociale quel que soit le métier que tu fais ñu ngi lay woo ci 1 million marche particulièrement Sénégalais yi nekk dans la diaspora Sénégalais yi nekk au Sénégal dans le fin fond du Sénégal il faut Sénégalais jóg taxaw ñu lijjanti lii mu jóge fi ñu lijjanti lii c'est important
parce que il s'agit de l'avenir du Sénégal, donc l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants. Parce que bon, c'est le sérieusement, ligne il y a le xel suñu borom mën na dogal ni dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, njëriñ li suñu ay doom suñu ay sët ñoo koy jëriñu. Rek. mooy pétrole bi, mooy zircon bi, mooy leneen ak leneen li nga xam ne tey ñu ngi koy fexe pour mu jaaraat ci yoon. Donc encore une fois, na Sénégalais yi conscient nañu bàyyi tappale bi parce que Sénégalais xam nañ ko nañu bàyyi tappale bi te nañu xam ni que 1 million marche du leen jiital topp seen ginnaaw non dañuy taxaw ci kanam Sénégalais yi topp ñu li may wax toujours soxna ren dama ni ko Sénégalais yi doxatuñu kenn du leen nag génn leen ci mbedd mi toog si kaw étage wala toog Europe déedéet ñun dañuy génn ànd ak ñoom. réalité. waaw loolu mooy wax génn ànd ak ñoom. voilà dañuy génn ànd ak ñoom. loolu mooy wax wan leen ko xeex. voilà wan leen ko ñëpp ñoo bokk ci xeex bi bu kenn foog ni dañuy yebal doomu jàmbur ci tali bi de déedéet. li ñuy ñaxtu ñun. waaw li ñuy ñaxtu ñun. voilà li ñuy ñaxtu ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñun ñëpp ñoo ko bokk. li ñu bëgg a def te di ko mbëbët na ci Sénégalais yëpp jàpp. 1 million marche pour tout le monde. amul leader politique amul leader mouvement citoyen amul xëccoo amul xiiroo amul ñaayoo amul désolution bi am aujourd'hui dans l'opposition politique amul 1 million marche. Il faut que les Sénégalais soient conscients. tey wax naa ko ci panel yëpp dama ni division bi am dans l'opposition sénégalaise seen affaire la mais malheureusement c'est le désespoir des Sénégalais mais 1 million marche dina jubbanti rang yi génération bi am fii tey dans la diaspora, génération sénégalaise, ils dans la diaspora, dans tous les corps de métier, ils te mettent au Sénégal. Génération vous sauvez de jubbanti à faire. Vous avez une détermination, mon filet. Macky Sall, moi le gën a xam li xew. Waxuma sax Sénégal, Macky Sall, moi le gën a xam li xew. Mais, li ci kanam bawli bët. En tout cas, encore une fois, ñu ngi woo Sénégalais yëpp. Faut mën ci nekk dans le monde. Pour dem am représentant 1 million marche. Nous, Sénégalais associés à cette lutte-là, moralement, mentalement, physiquement, financièrement. Pour Sénégalais nekk ñu lay woo. Ndax c'est dans l'intérêt de tout le monde, encore une fois. Quel que soit l'issue du vote, Macky Sall doit partir. C'est le cri du cœur de 1 million marche et de tous les Sénégalais qui sont associés à ce combat-là. Donc, encore une fois, kilifa gi ñu ngi lay santaat di la gërëmaat. waaw di la dénkaat lenge yi. waaw nañu continuer xeex bi rek sant yeeg gërëm yi yooyu mën nañ koo xaar ba ci kanam bu ñu demee ba am victoire. xam nga mi ngi mel ni ndeysaan sam papa ni mu ko daan waxee nit ne la dinaa la may avion nga ne ko vraiment maa ngi la ciy sant di la gërëm bàyyil ñu livrer avion yi ba pare. parce que peut-être kooku amul sax yéene bi ay gént la lay jaay xam nga lu ma la bëgg a donc bëgg naa balaa ñuy gërëmante di santante rek nañu génn def ñun Amérique looloo fi xew mooy ñun dañuy génn jëf xam nga lu ma la bëgg nee nañu li ma gis man par exemple du dërëm 1000 francs yi nga ma dikk yooyu denc ko jox ma dërëm bi nga xam ne danga ma koy jox léegi booboo ma gënal 1000 francs yi nga xam ne danga ma koy dig te gisaguma ko donc sénégalais dañ leen yàgg dig di yàgg leen nax donc moi je comprends sax boo gisee yenn sénégalais yi di retiré wu di am par exemple réservation ci 1 million ak yeneen association yëpp dañ leen yàgg nax sénégalais 1 2 3 kaay leen ñu dajale xaalis boo dajalee xaalis benn nit jël ko faje ko soxla man mii ngay wax ni grand man dóor nañ ma ci association yi dóor nañ ma ci groupe yi ba may bëgg a dee balaa sama yaram di xalaat lii parce que foo yëngatu rek ndax nañ la wax am luñ la teg am na luñ la teg wala lii la ñuy lijjanti lële la ñuy lijjanti dañuy dem marché li diw nga jox leen xaalis bi ñu lekk sa xaalis dañuy dem defali lii diw dañuy dem taxawali diw ay fen ay tappale donc da ngay dem ba vraiment doomu sénégalais yi ci boppam duñu gis seen bopp ci dëgg dañuy defee ne kenn ku créé dara rek mais yàlla aussi am na foo xam ne comme ni nga ko waxee man si yàlla laay sant te bay sant ñun ñëpp ñu gërëm yàlla ñuy sant yàlla parce que yàlla moo jara sant parce que yàlla au moins tey am na lum ñu may ci àdduna bi mooy maanaam lu la doomu aadama mën a wax ci àdduna bi wala lu la doomu aadama mën a xalaatal wala waxal ku nekk xam nañu li muy liggéey nous tous on se connaît ku nekk xam na kan la xam nga man mën naa génn tey ndax nit ñi dugg ci oto bu rafet mun naa ko àbb sax sama benn xarit xam nga li ñuy wax ñu ne réseaux sociaux yi yàq nañu àddina démb rek ñu ngi may yónnee benn vidéo sama benn xarit
léegi am ay société yoo xam ne dañuy bañ léegi sax comme ku ñëw boo jëndee dañu bëgg a changer seen loi yi nga xam ne boo jëndee yére yi sax mënatoo koo retourner après 24 heures parce que léegi ñu bari dañuy def dem ci société bi jënd yére bu rafet sol ko pour xew wala xale yi jigéen yi sol ko robb bi dem baalee ko ba pare après ñu ñëw delloo siwaat ko parce que duñu dagg étiquette bi donc yooyu dafa bari ci suñu société bi ba nga xam ne que y a des personnes fausses donc 1 million marche maa ngi comprendre ñu bari lu tax ñu réservé wu moo tax bi mu koy créer ñu ne nit ñi léegi pour ñu comprendre ne que c'est un projet pas un mouvement parce que mouvement citoyen yi bari nañu parti politique yi bari nañu kenn xamatul lan mooy lan mais au moins ñun ñëpp nañu gis ñun ñiy dëgg ñun ay nitu dëgg laa wax de waxuma comme tappalekat yeeg yooyu truand yeeg dóorkat yi waxuma loolu mais ñun nitu dëgg yëpp mën nañu daje ci benn centre ñun ñëpp ñu def li ñuy def ku nekk dellu ci sa mouvement kenn terewul kenn pour nga bañ a nekk sa mouvement wala sa parti politique wala ki nga gëm mais ñun li ñu bëgg tey ba créer 1 million mooy pour lan mooy pour doomu aadama yëpp am benn groupement boo xam ne mën nañ cee daje mi ngi mel ni WhatsApp est-ce que ku créer tey WhatsApp day ne doomu sénégalais yi voilà utiliser leen bu leen utiliser déedéet doomu sénégalais yëpp ñu ngi yónnante ay vidéo WhatsApp donc 1 million c'est quelque chose comme ça c'est un projet boo xam ne doomu sénégalais yëpp mën nañ ko utiliser plateforme boobu c'est des millions de sénégalais dans la rue képp koo xam ne mi ngi ñuy digal lu dul loolu daf ñuy nax nañu xool ndax kooku lekkul tàngalu Macky Sall wala amul ku mu àndal koo xam ne Macky Sall dafa ànd ak moom parce que la réalité en est que Macky Sall du bàyyi ay élections yu leer jaar Sénégal mais attends ci ban monde la ñu nekk ba tey mbër nga war a ne gars yi damay organiser lamba man tamit damay bëre mais man may arbitre bi je suis l'arbitre de la lutte lamb bi may organiser man maa koy organiser man maay doon mbër bi man maay doon arbitre bi mais yow naka nga mën a gagner lamb boobu comment peux-tu être conscient dans ta tête que voilà le gars il va organiser il aime ce que j'aime plus que moi mais il va me le donner loolu fu mu mën a nekk mais mi ngi mel ni ma woo la grand lii ma ne la grand lii tu es en France vraiment man bëgg naa la vraiment je t'aime beaucoup mais léegi li ma bëgg saa boo fayee ko sa salaire da ngay ñëw ma jox ko nga jox ma ko man ma fay ci sama ay facture ma lekk ko comme ça yow ma ñaanal la yàlla rek tout ira xanaa yow te yow sa ndey liggéeyul donc y a des choses mon ami yoo xam ne vraiment comme niñ koy waxee toujours mën nañoo bañ a naxante ñun newuñu kenn ñëw bokk 1 million parce que wax naa loolu nit ñi ba sonn nee nañu nit ñi ku nekk bokkal ci sa mouvement citoyen ku nekk gëmal li nga gëm ku nekk bokkal ci sa parti politique mais enfin mooy at the end ñun ñëpp nañu bokk li ñu bëgg mooy lan mooy jàmmu Sénégal parce que ñun Sénégal la ñu bëgg ñun Sénégal la ñu gëm ñun Sénégal rek la ñu gëm Sénégal la ñu bëgg c'est tout yeneen yi yëpp ay détails la kenn ñëwul fii ne diw may ma xaalis ma dugal sama poche kenn newul ne voilà ñëwal jox ma lii ma jaar ak moom fële voilà vas-y continuer vraiment. xam nga li am solo tey ci génération bi tey ci mentalité bi tey mooy ni dañuy xeex pour un intérêt commun c'est-à-dire que tey jamono dox na ak modernité ba ay nit toog xam ni que Sénégal ñoom ñoo ko bokk parce que avant ku nekk da doon lijjanti sa bopp lijjanti sa kër. mais tey Sénégal bu fa jàmm amul kenn ku nekk ci ñun am nga fa ay mbokk ci xarit doo nekk ci jàmm. tey bu fa bekkoor amee wala famille. non dafa am baal ma àq dafa am ku laaj benn question xam naa comme yow nekkoo di gis commentaire yow doo gis question bi mais yenn saay dañu bëgg ñu jox ku nekk daal comme pour doomu aadama yi xam ne que ñun li ñuy wax yëpp benn la dafa ne mu ne salaam votre plan d'action concrètement mooy luy suñu plan d'action concrètement la bëgg a xam moom donc man jarul may tontu ma bàyyee la ko non bàyyi ma bàyyee la ko jëlal boobu voilà xam nga plan d'action 1 million marche mooy li may wax tout le temps yoruñu ay plan d'action on a un plan d'action en commun c'est l'unification de tous les Sénégalais c'est l'unification de toute association tout mouvement tout parti politique issu du Sénégal issu de Sénégalais de la diaspora ou du Sénégal pour ñu ànd nekk def benn say jëlee fi Macky Sall loolu il faut mu leer dans la tête des gens
waxuñu bu kenn waxuñu kenn na toj dëkk bi na taal dëkk bi déedéet na leer. On n'appelle pas les gens à la violence. déedéet. dama ni quelle que soit l'issue du vote Macky Sall doit partir. Je vais raconter une anecdote. Un responsable haut placé de la politique sénégalaise m'a appelé, mais est-ce que vous avez un plan B? Wow, c'est quoi? Le départ de Macky Sall, c'est le plan B. C'est le plan A, B et C. Voilà, donc il faut que ce soit clair dans la tête des Sénégalais. 1 million marche.